asalaamaaleykum sunu mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi ànd ak ñun ci sbtmedia.com amaan nañu bëgg te ñëwaat fii seen émission coowal politique tey nañu dalal ki nga xam si ni moom moo di Maguette Dia nekk responsable APR bu Pikine Nord waaye nekk ministre de la santé Maguette Dia ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay waa SBT Media di leen ziar bu baax di leen nuyu. mu mel ni que ginnaaw bi nga nuyoo askan wi nga xam ne ñu ngi lay seetaan te li ñuy njëkkee rek mooy coronavirus bi nga xam ne lëmb na réew mi nga nekk ministère de la santé cas yi nga xam ne ni moom lañ fi dégg booba léegi ndax nga ñu ko mën a expliquer pour ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. waaw ginnaaw bu ma sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ziar leen ci àjjuma ji maa ngi nuyu mbokk Sénégal yëpp di nuyu askanu Sénégal yëpp di nuyu waa Pikine ak bépp doomu Pikine di nuyu waale nag comme ministère de la santé laa nekk te nga wax ko. jamono yi ñu nekk ci jamonoy coronavirus muy Covid 19 maa ngi delloo sama sargal ak sama mbégte personnel de santé bi nga xam ne nii depuis bi mbir mi commencé ba tey tooguñu taxawuñu nelawuñu ñu ngi bàyyi seen njaboot di sacrifié wu ngir askanu Sénégal di ànd ak ñoom ci xeex bi di leen gunge di leen toppatoo seen wér-gu-yaram. jiital ci professeur yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci maladie infectieuse yi ak chercheurs yeeg ñëpp personnel bàyyi ma kenn personnel ministère de la santé kenn toogul ñëpp a ngi ci biir. donc di leen ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk-dëkkaat yi maanaam ci région yëpp du Sénégal nekk au service Sénégal nekk au service de la nation ak ñëpp ñi nga xam ne aussi autorité municipal yeeg autorité nationale yi commencé ko ci président de la république muy Macky Sall wàcc ba ci responsable yi nekk ci à la base ñoom ñëpp taxaw muy opposition muy pouvoir ñëpp taxaw fas yéene xeex ak jàngoro ji nga xam ne nii lëmbe na àdduna daaneel na ay dëkk yu mag a mag ci àdduna ku demee ne que États-Unis Espagne Italie France yéen a ngi dégg Allemagne Angleterre yéen a ngi dégg ay foofu ay kàngam yu mag ay autorités yu mag yoo xam ne jàngoro ji dugg na seen biir donc ñuy ñaan yàlla sunu borom parce que lépp lu fi am nii lii lëmbe àdduna kenn xamul nooy def amul vaccin amul dara muy tambaambaalu fu ko neex di dugg fu ko neex dafay soob sunu borom rek ñuy ñaan encore une fois sunu borom bi nga xam ne mooy borom kun fa yakun mu jéggal ñu sunuy bàkkaar te aussi jàppale ñu ci xeex bi te su ma ko waxee boole naa si sunu sëriñ si yëpp ak fépp fu waaye féete ci ab wasilam wala ak sëriñam donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di tàllal seen loxo sunuy loxo di leen wax ne nag ñu ñaan yàlla ñun ñëpp sunu borom yàlla jële ñu fi li nga xam ne ni mooy mbas bi nga xam ne nii gis nañ ko fii ci àdduna mu lëmbe àdduna donc di wax na rek man ministère de la santé laa nekk donc loolu dafay wane ne rek ñun ñëpp ñu ngi ci combat coronavirus bi te tàyyiwuñu suba ak ngoon ñu ngi ci liggéey di ci taxaw askan wi bu baax a baax lenn nag moo ñu ci mën a jàppale muy lan professeur Moussa Seydi wax na ko di professeur bu mag boobu nekk maladie infectieuse nee na moom lu ak traitement bu mënti def ak lu ñu mënti def ci ay sacrifice pour nit ñi mën a ñi nga xam ne ni cas positif lañ ñu di leen jël en charge di leen faj pour ñu wér ba dellu ci seen kër te mu liggéey ci liggéey bu am solo nee na loolu yëpp mu ngi sukkandiku ci kaw prévention nag buñ ko waxee ñëpp xam nañ luy prévention mooy nga faggu bala ngaa faju maanaam nga jël say matuwaay sa kër nit ñi wax nañ leen ko suba ak ngoon télé yeeg rajo yi ñu ngi ci guddi ak bëccëg ci réseaux sociaux yi di wax nañu nañuy toog seen kër nañuy toppatoo seen njaboot nañuy xool seeni doom seeni xale yi jàngatuñu école ñu ngi ci kër gi waaye buñ nekkee ci kër gi buñ leen bàyyi ñu dem ci mbedd bi di taxawaalu ndax dañ ne restez chez vous te comme loolu la nag ku toog ci kër nag war a toppatoo sa kër bu mu set war a sa matuwaay yëpp nga jël ko sa yaram set di raxasu ndox ak saabu fu ñu toll bu ñuy génn bu ñuy duggaat ci kër gi bu ñu xëyee ba yeewu war a jox suñuy doom ñu ndekki bu ñu guddee balaa ñuy tëdd ak moment bu mënti doon daal li ci gën mooy ñu raxasoon ndox ak saabu buñ ci jógee loolu nag di yore sunu gel hydroalcoolique ndax nit mënut a toog te xëy na amul ay yitte yu mu war a dox booy génn boo amul sa gant
yu la mën a protéger ngay laal ay weñ ak dugg si oto yi ndax ñëpp ay utiliser oto yi transport en commun la nga jël say matuwaay ba foo toll di yore sa gel hydroalcoolique di ko diw say loxo loolu nag du protection 100% waaye mën nañ ne boo ko sàlloowee dëkke ko nekk ci xëy na yàlla mën na la suturaal ba pare boole ci de sol masque parce que poussière baa ngi nii fan yi bëri na ngelaw li bëri na te kenn xamul fooy daje nit kuy tisoli wala muy saqat te loolu yëpp ci symptôme feebaru coronavirus la. donc ñuy ñaan aussi askan wi comme ni ko professeur waxee fagaru moo gën faju nañu fagaru balaa ñu lakkale. def naa loolu nag kàddu yi am solo la nit ñi war na commencé nañ ko sax sénégalais moom comprendre nañ ko parce que fi mu toll nii presque balaa 20h fekk ñëpp fattu nañ. nit ñi aussi boo demee ci tali bi oto yi boo gisee li ci ëpp du bëri ay nit di wax ne aussi transporteurs yi indication yi nga xam ne joxe na ko ministère des transports joxe ko nañu ko respecté parce que loolu bu ñu ko respecté dañuy jàppale askan wi pour ñu mën a wér. heureusement nag fan yi ñu génn cas yi situation bi xaw na stable tuuti ndax cas yi nañ daan gisee nu mu doon progressé nu mu doon lawee fi mu toll nii jamono yi toll nii ci ñaari fan yi nga xam ne ni seetlu nañ ko affaire yi xaw na stable te ñiy faju aussi ñi nga xam ne faj nañ leen ba ñu wér ñu ñibbi seen kër bari nañ n'est-ce pas donc ñu ngi ba tey ci tendance su 100 et plus 135 yaa ngi ko doon dégg diggante démb ak tey donc tendance su 100 boobu ñu ngi ci mais progression bi vraiment dafa stable maanaam kaay yokkuwul yokk bu jéggi doy bu war a tax nit ñi am tiitaange mais ba tey nag du tee nag nañu def li nga xam ne nii moom la ñu digle santaane ko fépp di ko wax di ko publicité muy mesure barrière muy mesure de prévention yi nga xam ne ni askan wi war nañ koo jël pour mën a moytu jàngoro ji. mais nag li mu wax ci coronavirus bi jàpp naa ne loolu bu ñu fa taxawoon rek doy na sëkk ak barke mi ngi ciy profité nag di sargal ministère de la santé muy Abdoulaye Diouf Sarr ak équipe bi mu àndal yëpp di ci profité di nuyu force de l'ordre yëpp muy police muy gendarmerie muy militaire muy comme ma ne doon muy sapeur muy service d'hygiène muy corps militaire yëpp ñi ngi leen sant di leen gërëm ndax gis nañ booba léegi tëdduñu nelawuñu ñu ngi sur le terrain di te nelaw yu gudd ku nekk xam na ne dafa neex mais booba léegi ñu bàyyi seen yitt yëpp duñu aar ñi ngi leen di sant bu baax a baax di profité di sargal ministre de l'intérieur muy Aly Ngouille Ndiaye ak ñi mu àndal ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax di wax ni foofu nga taxaw foofu nga wax rek jàpp naa ne bu ñu fa yemoon ci corona bi rek maanaam message moom leer na doy na sëkk lan nga ci yokk après ñu dugg ci leneen. voilà li ma ci yokk rek mooy comme ni nga ko waxee rek parce que corona bi fi mu ne nii ministère yëpp la laal ministère yëpp. gis nga économie bi moom demee fi mu toll nii jamono yi ñu toll nit ñi liggéeyuñu xaalis amul dëkk bi la mu waroon dox à 100% presque mu ngi naan ne léegi dafay sooxe donc corona bi impact bi mu am dafa rëy sax dafa ëpp jéggi dayoo dafa romb li nga xam ne nii mooy situation sanitaire bi donc ñun ñëpp nag war ñu tax ñu mën a am conscience def suñu xel ne lii lu am la lii lu dugg ci réew mi la lii lu mën a faagaagal réew la gaaw na ci trop donc xeex bu ñu mënti xeex ak ci bépp pàcc nag ku nekk bay ci sawaar xëy na ministère de la santé moo ci jiitu comme ni nga waxee ma profité rek gërëm ki nga xam ne mooy ministre de la santé mooy Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moom moo ñu jiite nekk sunu ministre depuis début ba tey gis ngeen ko toogul taxawul nelawul suba ak ngoon ak équipe bam cabinet mag ñëpp ñu ngi ci xeex mi di ci def lu ñu mën chaque ngoon mu génn def communiqué pour wax ak askan wi loolu aussi ñu ngi ko siir rafetlu taxawaayam bu baax si mbir mi rafetlu aussi taxawaay yeneen ministre yëpp comme ministre de l'intérieur wax nga ko léegi Aly Ngouille Ndiaye mi nga xam ne nii chaque couvre-feu non seulement du toog bureau mais day génn ànd ak équipe am dugg si dëkk bi xool nit ñi ndax ñu ngi respecté bu baax couvre-feu bi te loolu aussi am na ci solo lool. depuis booba tey vraiment mi ngi ci ministère des transports wax naa ko léegi mi ngi ci ñoom ñëpp ministère des collectivités territoriales Mansour Faye mi nga xam ne démb rek génn na ci tali ci RTS di wax ne askan wi dina am ndimbal boo xam ne dina leen ko jagleel pour ñoom aussi ñu mën a am lu ñu jëfandikoo seeni kër parce que koo ne toogal sa kër bu te daan génn di daani dooleem di indi lu mu def ci këram war nga koo mën a am loo ko dimbalee pour mën a toog donc loolu aussi ñu ngi ciy gërëm gouvernement bi yëpp chef de l'État ba ñi nga xam ne mooy ñi nga war a exécuter muy préfet yeeg gouverneur yeeg mairie yeeg ñoom ñëpp ñu ngi si biir délégué de quartier yeeg bàjjenu gox yeeg ñëpp relais yi donc ñoom ñëpp personnel sanitaire bi ñoom ñëpp ñu gërëm leen
sant leen ci nga xam ne nii mooy taxawaay bu rafet bu ñu taxaw parce que mbir mi dafa boole ñëpp. gis ngeen opposition gis ngeen pouvoir ñëpp dem pale ba seeti président Macky Sall jox ko ay xalaat yu rafet buñ la neexoon toog seen kër na ñëwuñu te loolu aussi du force donc bu boobaa président day def lu mu war a def rek ak li mu xalaat ne looloo gën mais ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñoo taxaw taxawaay bu rafet taxawaay combat wane ne lii problème national la n'est-ce pas donc ñun ñëpp ñun ñoo war a ànd fàtte suñuy clivage politique fàtte fa ñu far fa ñu bokk àndandoo xeex ko daan ko ndax mooy Sénégal te bu gaal gi suuxee ñun ñëpp ñooy suuxandoo donc mu doon loo xam ne ni tegtal la ci nu ñu war a taxawee ci àdduna di wane ne ñun li ñu boole moo ëpp fuuf li nga xam ne ni moom moo ñu tàggale heure bi donc li may dolli si loolu rek mooy rafetlu aussi taxawaay mais aussi di wax ne askan wi bu ñu respecté mesures yi nga xam ne nii dicté nañ ko loolu dina tax feebar bi dinañ ko téye feebar bi dootul law parce que dafay bu nit ki moo koy yóbbaale feebar mënul xëy rek dugg fii wala dugg fee ci nit lay nekk donc nit kooku bu toogee rek maanaam nit moo ko fa yóbbu waaw mën na faa jógee incha allah bu dee boromam toog na ci këram génnul toppatoo na wér-gu-yaram ko. ñu ngi dalal ki nga xam si moom moo di Maguette Dia responsable politique bu APR Pikine Nord waaye non seulement mu nekk fi nga xam ne moom mooy ministre de la santé léegi nag fi nga am nga point boo laal sànq muy ndimbal yi nga xam ne si nii président waxoon ne dina ko dimbali askan wi mu mel ne que ndimbal li waa Dakar waaye moom bokkuñ ci te ñu bëri mu nekk mbetteel ak njàqare si ñoom ndax ñu ëpp ci population Dakar bi am na ñoo xam ne 4 heures du matin lañ yeewu di njëkkante oto ba 7 heures ñu doog a dem am ñoo xam ne 4 heures lañ doon yeewu ba 10 heures ñu doog a yónnee dépense seen kër tey ñu ne ndimbal li ñoom Dakar bokkuñ si lan ngay tontu ci loolu. waaw li may tontu ci loolu rek mooy xëy na information bi peut-être dafa am ñoo xam ne comprendre ñu message bi ñu joxe dañ ne ndimbal bi dinañ ko wàccee ci askan wi yëpp ñu tànn si ay ménage mooy maanaam ñi nga xam ne dañoo yor njël comme ni nga ko waxee jamono nit ñi dañ daan jóg teel fajar jigéen ñi sax ñoo ci ëpp booy gis ñu dem wuti ci diggante wut bi ñu wut ci la ñuy yónnee seen njaboot pour ñu am luñ dunde ndax doole yemul te léegi jamono ji dafa metti góor ak jigéen ñëpp ay jóg di bay seen waar donc bi loolu amee ñu ne nit ñi nañ toog seen kër donc ñu ci bëri presque seen liggéey dafa xaw a yàqu parce que ñun ñii sax mën nañ ci lañ bokk ndax personnel ba na mu daan demee ku nekk yor sa liggéey loogu amatul léegi presque entreprise boo gis bu doon téeméeri ñoo cay liggéey léegi presque dafay liggéey matuñu fukk donc ça veut dire que ñi si des ñëpp amatuñ luñ def dañuy toog seen kër te comme amatuñu luñ def aussi wóorul ndax salaire bañ daan am danañ ko am parfois nag seeni entreprise di leen jàppale di leen jox as tuut lu ñu dundee loolu nag dafay indi li nga xam ne ni mooy askan wi bu toogee naka lay dundee donc loolu la président de la République xam ko bu baax ci la instruire ministère bi nga xam ne mooy yor équité sociale muy Mansour Faye pour mu ñëw jàppale askanu Sénégal jàppale boobu nag wax nañ ni ñuy defee jàppale bi dañu fixé ay ménages yoo xam ne ni ñoom déjà ci seeni enquête ak ci seeni statistique amoon nañ ko ba pare ñu ne ñii ay nit la ñoo xam ne nii faaw ñu jàppale ndax xëy na seen dund demewul noonu donc ñooñu ñu identifier leen ba pare ñu ne nag beneen wàll bi ci des du doon ñoom rek mais dina am ci biir commune yi ak ci biir quartier yi ñoo xam ne peut-être danañ leen ci dolli pour ndimbal bi gën a yaatu ñëpp mën si jot. ci kaw loolu nag bu ñu nee ville dañuy wax ville en tant que entité ville mais ville bi xam nga léegi boo xoolee presque définition ville mooy commune yi. ci avec acte 3 de la décentralisation commune yi ñoom ñooy exercer plein pouvoir yi ñoom ñoo ko yor donc bu ñuy jàppale Mansour Faye dafa ne commune yëpp ak nu ñu mënti toll ni xam nga 557 la ñu léegi 553 yi muy communes yi nga xam ne c'est des communes de plein exercice ñooñu la ñuy jàppale ñeneen ñi c'est des villes muy Dakar muy Rufisque muy Pikine muy Guédiawaye ville yooyu nag en tant que entité ville ñoom boolewuñ leen ci ndimbal gi mais ñi nga xam ne ni mooy communes yi nekk ci biir ville yooyu ñooñu dañ leen di jàppale dañuy bokk ci jàppale bi moo tax may la commune yëpp la ñuy jël tey bu noonu tey lu demee nekk ville de Pikine n'est-ce pas communes yi nga xam ne ñoo seq ville de Pikine muy 16 communes d'arrondissement ñoo ñëpp dañuy bokk ci séddale bi donc excluruñ benn commune citoyen yi nañ xam ne ñoom ñëpp
képp kuñ ci identifier ne ménage bi war nañ ko mën a jàppale dooleem demeewul noonu bu soobee yàlla dinañ am lu ñu fa dugal jàppale leen loolu gouverneur ak préfet yi jot nañ instruction te xam naa duñ ko doxal nu mu waree. bu mel ni que bu ñu waxee couvre-feu tànnuñ ne ñii nañ dem ñii nañ toog ñëpp lañ wax 20 heures jëlee na ñëpp toog kon ma jàpp ne ndimbal moom ba xasee ba génn ñëpp ci war a jot rek mais amul xaaj ak seen. non amul xaaj amul seen wax naa ko léegi nee naa leen communes yi nekk ci Sénégal l'ensemble des communes yi nga xam nekk nañ Sénégal ñun ñëpp mu soobee yàlla li ñu war a jot ci mbir mi dañ si jot xëy na rek am na ñoo xam ne duñ ci mën a bokk parce que xëy na la ñuy dundee ñoom yor nañ ko ñooñu xëy na duñ leen si boole mais ñi nga xam ne ni yàlla def na xëy na seen doole demeewul noonu ñooñu ñëpp bokk nañ ci dem ba ministre bi def naa leeral na ko ci rajo bi RTS ñëpp dégg nañ ko nee na commune yëpp amul bu ñu bàyyi du Guédiawaye du Rufisque du Pikine commune yëpp bokk nañ te incha allah li ñu war a jot danañ ko jot. ñu ngi noonu ba tey seen émission Thiowal Politique ñi ngi ci ak SBT Média ma leen di wax ne continuer ngeen abonné ngeen bës seen touche cloche notification bu ko defee ngeen mën a am yeneen vidéo yi léegi dañuy ñëw nag ci fi nga xam ne moom nga dëkk muy Pikine Nord ba tey ñu waxtaanee ko bi ñu ciy njëkk a tàmbale mooy bi corona bi amee léegi gisuñu yéen responsable APR yi nekk Pikine Nord ngeen def benn acte bu wane que ni yéen a ngi xeex comme yeneen ñi ni ñu koy defee ci seen commune yi. waaw xëy na loolu loo yëgul la parce que dañ ne ñun bu ñuy def fi mu toll nii li ñu war a def waruñu ko def muy ànd ak politique ndax moment bi du moment wu politique bien que nag ay responsable politique lañu mais moment bi ñëpp a àndandoo nekkul pouvoir nekkul opposition wax naa ko léegi kàngam yi nga gis yu mag yoo xam ne dama leen seeti président xelal ko xalaat bu rafet ci wàllum corona bi te ñu ngi koy jëfee donc loolu dafay wane ne ñun aussi loolu ñi nga xam ne am na ci kaw dafa war a wàcc ba ci base bi nag mooy commune bi donc ñun aussi commune bi amul ku nekk pouvoir amul ku nekk opposition ñun ñëpp ànd nañ booloo suñuy doole fexe nu ñuy jàppale ñun aussi suñuy askan te soo nee responsable bi sentirul léegi xëy na niñ ko daan defee bu njëkk di ko médiatiser lu ñu xewle woo presse bi woo journaliste yi xëy na loolu moo amul bi yoon moo tax du ngeen ko mën a gis mais man personnellement am na ci yoo xam ne nii bokk naa ci ay mouvement yoo xam ne sollicité nañ ma ànd ak ñoom joxe sama astuut ñu ànd ñu jënd ay eau de javel jënd ay savon jënd ay butéelu madaari joxe ko askan wi bokk naa ci demoon naa fa côté marché Zeng ñu joxe fa symboliquement remettre fa ay dons yoo xam ne ni peut-être benn mouvement moo ko initié muy mouvement Pikine Jóg Jëf beneen aussi boo xam ne ni am na muy panel pouvoir opposition muy panel boo xam ne dafa dajale ñu nekk pouvoir ak ñu nekk opposition ñoom tam def nañ geste bu mag ndax wane nañ ko aussi nit ñi gis nañ ko ci réseaux sociaux yi xëy na nag wane wuñ ko wane bu yaatu ci télé ak rajo yi mais foofu tamit dajale nañ fa ay produits yu bëri macha allah lu bëri loo xam ne ni contribution mairie ak nit ñi ak bonne volonté yi ñoom ñëpp ku ci ne da nga ci joxe sa loxo ak ay responsable politique ñoom ñëpp ñu dugal si seen loxo man mi aussi dugal naa ci sama loxo ñu jëndandoo ay produits dem yóbbu ko ba ci préfet de Pikine jébbal ko mu wax si aussi wax ju rafet aussi ñun aussi en tant que Pikinois loolu nekk suñu contribution si wàllum xeex bi parce que jamono yi ñu toll nii kenn bu ma xalaatee ne man sama koñ laa yem wala sama quartier laa yem da ngay xalaat ci xalaat bu yaatu mooy maanaam askanu Pikine yëpp nooy def ba jàppaleen te defe naa ne ñun bokk nañ ci li ñu contribuer suñu contribution même bu dee lu modeste la def nañ ko ci loolu ba nga xam ne nii yooyu yëpp nit ñi mën ko initier def ko dem jébbal li ñu war a jébbal fekk amul benn coow amul benn bruit parce que fi mu toll nii dañ ne bu kenn rassemblé wu te comme na dañ ne bu kenn rassemblé wu donc dañuy jël ñetti nit wala ñeenti nit ñu jox leen jox leen ndogal ne leen defee leen ko nu mu gën a rafetee bu ko defee ñooñu aussi dem def ci li ñu war a def te xam naa loolu yëpp aussi nit ñi def nañ ko ñu ngi xaar aussi nag bu ñu amee ñu jàppale nag parce que commune bi peut-être mën naa ne benn nit rek moo fi am pouvoir boo xam ne président de la République jox na ko mais ñi responsable APR yi fa des yëpp amul kenn koo xam ne jox nañ ndomba tànk bu war a tax tey weer bu dee nga am loo xam ne di nga jënd lu bari jox ko askan wi loolu amu fi wax dëgg yàlla mais nag du tee ñun aussi en tant que ñun ñoo décidé pour def politique donc ñun dinañ jël li nga xam ne mooy sunu matuwaay lu ñu am as tuut ñu boole ko ci lu ñëpp bokk joxe sunu contribution boo xam ne bu symbolique la
du tee aussi bu ëllëgee suñu amee leneen aussi ndax dañ daan def démb ak barki démb tey aussi bu lu ñu am rek diggante bi fii ak affaire yi xëy na di jàll lu ñu am dinañ ko ci def soobee yàlla pour lépp mën a jaar yoon askan wi aussi mën cee gis jàppale daal bu mat sëkk ci ñoom. man fi ma doon séentoon ndimbal li mooy bu ngeen comme li nga wax bi ngeen dajale seen astuut ma jàppoon da ngeen ko waroon teg si loxo ki nga xam ne moom mooy seen kilifa moo jiite commune bi muy Amadou Diarra ngeen ànd dem jox ko préfet mais defu ngeen ko da ngeen jóg jël seen yoon bopp dem jox ko préfet. waaw xam nga lu tax defuñu loolu parce que mbir mi yemul Pikine Nord nee naa la mbir mi dafa wër département bi yëpp te comme dafa wër département bi yëpp du Amadou Diarra kese moo si nekk en tant que maire Pikine Nord am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bokk nañ ci. bu dee ndimbal bi nga xam ne peut-être def nañ ko ci ndimbalu mouvement Pikine Jóg Jëf boobu Amadou Diarra presque moo joxe woon kii bi ma ngi fa woon teew na fa wax bu rafet aussi rafetlu na aussi jàppale parce que xam na ne moom bu ñu ko defee ñoom moom la ñuy jàppale aussi moom aussi def na contribution mais teewul aussi ñun en tant que askanu Pikine Nord aussi bay nañ ci sunu waar bu dee bu ci cadre nag panel pouvoir opposition li ñu def ñu di département de Pikine la donc dafa weesu commune Amadou Diarra donc commune yëpp presque la laal donc moo tax ñu def remise symbolique jox ko préfet parce que bëgguñu woon foofu aspect politique bi aussi di génn di tegu ci kaw aspect li nga xam ne ni mooy volontaire u daal maanaam pour bokk ci xeex coronavirus bi donc looloo waral mbir moom demee noonu waaw. ñu ngi noonu ba tey seen émission coowal politique ñu dalal ki nga xam si ni moom moo di Maguette Dia nekk responsable politique bu APR Pikine Nord mais en même temps nekk fële ci ministre de la santé mais dañuy des ci ba tey politique Pikine Nord gis nañ fan ne la maire bi génn def sortie boo xam si ni dajale jeune Pikine Nord yëpp waxtaan ak ñoom que défilé wu que ni maanaam responsable maanaam adversaire politique am yi ñuy wax ay adversaire politique am yëpp naan mën nañ koo wuutu ci mairie bi ak di jël seen xaalis ak di def seen ay politique de proximité di campagne pour gagner mairie bi ñëpp que wax na ne ñoom ñëpp kenn nekku ci adversaire de taille boo xam si ne war na mën a daje ak moom. seetaan nga ko gis ngeen comme ni nga ko gisee ñun ñëpp te booba léegi amul benn maanaam adversaire yooyu mu tudd ñëpp amul kenn koo xam ne génn nga ci def ci benn ki la ma war a teekaaral googu noonu. waaw xam nga maire bi moom fu mu toll day politique loolu laa koy wax naa ko toujours naa ko bu doon politique kese la kenn du la gagné ci commune bi waaye nag comme ni ma la ko waxee ñun dañoo toll ci politique tolluñu ci fi mu toll nii xeex coronavirus moo ñu yitteel Covid 19 bii ñu fexe ba mu génn réew mi loolu moom ñu yitteel loolu nag moo ëpp doole politique foofu. léegi moom bu dee kenn kii mënu koo dékku ci wàllum politique xëy na loolu xalaatam la mais man li ma koy tontu rek mooy fa nga xam ne fa la ñuy nattee ndax moom politiquement taxaw na wala déet eggaguñ ca muy élection municipale incha allah buñ ci yeggee xëy na moom am na fu mu jot a jaar ak ñun. am na lu bari loo xam ne macha allah dañ ko koy nangul ne gañe woon na commune bi ci ay yoon mais nag du tee fi mu toll ni jamono yu ñu toll nii ñun responsable yi nga xam ne ñoo fi nekk ci opposition bi ndax moom moo nekk au pouvoir ñun suñu bopp la ñu war ci terrain bi ñu ngi koy def la ñu war ci liggéey bi ñu ngi koy liggéey mais teewul ñun mënuñoo natt suñu bopp te moom it wax ji rek moo fi nekk mais mënul natt boppam tant que élection yi jotul. bu élection yi na boppam baax parce que kenn ku si nekk parce que bu fekkee comme école neuf gi nga xam ne fi nga féete yéen ak Malick Cissé dégg nga leen wax que Malick Cissé koo xam si nii bañ wax bu di yeewoo Pikine Nord jàpp na ne askanu Pikine Nord defuñ bay jël seen quartier bi di ko jox seen commune bi di ko jox. beneen bi si topp mooy beneen bi nga xam si moom la waxaat mooy bu njëkk ba élection municipale locale dañ naan voté ba pare dem conseil municipal yi tànn maire léegi loolu amatul léegi ci buñ voté 5 heures buñ tëjee bureau yi kenn ku nekk xam nga kan mooy sa maire. waaw loolu ci ay waxam la rek bu tuddee nag ki mu tudd noonu man du ma ko du xëy na du moom man du ma def kii ci moom parce que du moom rek moo yëguñu sax fu mu déclaré candidature na dafay wut mairie wax dëgg yàlla te comme loolu defagu ko mënuñu ko njortal ne xëy na dafay bokk ci compétition yi fii daal responsable APR bi fi def candidature wane ko ñëpp gis ko mu wax ko di ci liggéey di ci dox di ci wax man mii la amul keneen gisuñu ko. léegi nag élection locale yi ñëw yow bëgg nga koo farante bëgg nga parti bi ma investir la pour nga jàkkaarloo Amadou Diarra. incha allah loolu laa bëgg naa ko te wax naa sama bëgg-bëgg wax naa ko ñëpp yëkk nooñ ko xëy na nag li des mooy liggéey pour jëm ci loolu waaye nag benn bokk yaakaar mooy tànn du man maay tànn du keneen ak keneen mooy tànn ku ci nekk sa bëgg-bëgg nga wax
bu ñu demee ba yegg ca incha allahu rabbi bu ñu toogee war a tànn su boobaa li ñu war a def dinañ ko def ba mat. Malick Cissé nag sunu naataangoo la ci ñun la bokk Benno Bokk Yaakaar mouvement am la yor ñëw di jàppale président Macky Sall ñëw di jàppale waa Benno Bokk Yaakaar te depuis bi mu àndee ak ñun ba tey dara ñaawul lépp luy contribution ci commune am mu ngi koy def kër famille mu ngi fii à côté donc monsieur le maire su waxee loolu xëy na waxu politique lay wax parce que ku ci nekk yaa ngi seet discours booy tenir pour mën a déstabiliser sa naataangoo te defe naa loolu yëpp dañ koy boole ci cadre politique rek loolu du dara mais li may wax ci loolu rek mooy ñun ñi fi nekk nii c'est sûr que moom Benno Bokk Yaakaar seen candidat dina taxaw ci élection yi te xëy na Amadou Diarra moom en tant que maire dafa porter boppam candidature ñi nga xam ne ñoo nekk ak moom di ko jàppale mais moom xamuñ ba tey ci ban bannière lay demee parce que gis nañ ko nekkatul PDS parce que PDS cellule bi ñu fi constitué bokku ci donc moom mënul taxaw ci taxawaayu PDS Madické Niang bi nga xam ne moo nekkoon leader am mu ànd ak moom ci élection présidentielle yi passé kooku nee na bàyyi na politique donc moom nañu wax ban coalition lay àndal te est-ce que coalition bu d'opposition bu large lay doon est-ce que moom coalition boobu dina nangu jiital ko pour mu nekk maire donc loolu yëpp ay question loo xam ne yeggaguñ ci moom mii wax ne moom maire la wax na ne dafa bëgg a nekk candidat donc loolu bëgg-bëggam boo xam ne buñ ko bañal kenn buñ ko bañal man mi buñ ko bañal keneen ak keneen koo xam ne déclaré wu na ne candidat la mais ñu bëri ñoo xam ne nekk nañ fi peut-être dañ jàpp ne waxtu wi jotagul pour ñu déclarer seen candidature bu waxtu wuy jotee danañ ko def keneen a ngi fi aussi muy Lamine Gueye kooku tamit déclaré na candidature kooku au moins am na parti boo xam ne wala mouvement boo xam ne porté nañ sa candidature donc pour wax ne rek yëf yi fi mu ne dara ñoragu fi ba ñu koy màcc donc nañ def ndànk moom xëy na dafa jiitu nit ñi ci politique bi jàpp na ne moom comme ni ma ko waxee rek moom politicien la donc lépp lu muy def ci politique la koy defee mais ñun dañ jàpp ne ñun duñu ko topp ci loolu ndax fii ñu toll nii tollu ñu ci politique dañoo toll ci liggéey pour sunu réew liggéey pour askan wi liggéey pour yokk li nga xam ne ni mooy santé wu nit ñi santé wu réew mi fexe ba xool personnel bi lu ñuy def ba yokk ko déjà yéen a ngi gis Macky Sall conseil des ministres bi passé wax na ne dina dem ci lu jëm ci yokku li nga xam ne ni mooy âge limite de retraite médecins yi pharmaciens yi docteurs vétérinaires yi donc xam nga ça veut dire que loolu la ñu tollaguñ ci waxu politique tollaguñ ci waxu élection moom nag moom jàpp na ne lu mu def il faut mu def ci politique mais ñun tolluñ ci loolu. say biir wax ngay wax ni xamagun ban parti lay demee ndax nekkatul PDS bu dee Madické Niang bàyyi na politique mais moom wax na fi ni carrément dañoo jàpp ne man ay PDS ay tax may gañ ak yooyu mais askanu Pikine Nord ñoom ñoo ma bëgg que moom nee na moom mu dem ci PDS mu dem ci Madické Niang ak parti bu mën di dem donc moom mooy gañe. loolu waaye waxam la rek mooy li ma la wax rek xam nga képp kuy dem ca combat ba ca làmb ja doone damay daanu danga naan damay daanu te comme moom dañoo toll ci maanaam préparé ngemb pour dem bëre ji moom bu ko neexee mu ne moom bu demee bëre ji day gagné parce que ànd naag ñoo xam ne ni ñooñu mën nañ tax ba mu gagné mais bu ñu fàtte ne élection présidentielle jàll na fi même bu fekkee ne moom dafa jàpp ne élection présidentielle ak élection locale bokkul te fu mu toll loolu lay wax ne gagné ngeen ma parce que askan wi voté wuñ kii ngir coalition wala nit ñi fi nekk localement mais dañu voté parce que président Macky Sall la mais bu boobaa moom dina xam ñun suñu doole fu mu toll te su boobaa dinañ ko wan suñu doole mais dañoo tollagul foofu léegi nag moom bu waxee ne moom waa PDS voteluñ ko moom askan wi ñoo ko voteel waa Pikine Nord ko voteel bu ñu ca eggee dinañ xam ndax PDS ko voteloon ndax ñoo ko doole lool man en tout cas li ma mën a wax mu leer ba leer te leer ñëpp te moom si boppam sax mu leer ko mooy ko ne bon jamono ja muy dem élection locale boo PDS la àndal te PDS ku ko xam ne am na force biir Pikine Nord loolu ku ko weddi nag dangay sa bopp ngay nax sax parce que askan bi mënoo leen nax parce que nit ñi xam nañ ne mu demee ñun xam ne doole ju mu mënti am ca début boobu ba muy nekk PDS ba muy raam ca PDS ba heure bi ba muy nekk maire dooley PDS dooley Ablaye Wade la loolu moom sax xam na ko day wax lu ko neex rek waaye moom xam na ko léegi nag doole jooj bu dee dafa génn ci moom bu delluwaatee nag duggaat biir PDS àndaat ak waa PDS te waa PDS nangu ko ñu gunge ko loolu ba tey dañ koy nangu
ndax ñun loolu concerné bokk ñoo moom parti mais nag bu waxee ne moom waa dooley PDS du dooley PDS am koy yóbbu dinañ xam ndax PDS dooley PDS la yore woon wala dooley boppam la yore woon parce que aussi ak nu mu mënti demee moom identité PDS la doon demee ci PDS la doon ci nit ñi nekk PDS moom lañ doon xoolee Ablaye Wade donc bu ñu demee nag ba mu génn bàyyi leen fa dem ànd ak ñeneen loolu problème mu boppam la bu boobaa waa PDS dinañ xool ndax moom war nañ koo jàppale wala waruñu koo jàppale ndax doole ji muy wax ne du dooley PDS boobaa dina xam ndax moom doole jooj wala moomul doole jooj parce que defe naa ni waa PDS tamit am nañ fulla gu doy na ñoom kañ ñu àndal toujours day doon koo xam ne ku Ablaye Wade wóolu la ku Ablaye Wade jàpp ne war naa mën a taxawal PDS mu taxaw te du moom donc moo fi nekk koo xam ne kàngamu PDS parce que moom bu amee tey li muy am waa PDS ñoo ko may. su ma la dégg ngay wax dafa mel ni yow da ngaa bëgg a tëjal Amadou Diarra ay buntam ca PDS pour bañ mu delloo fa ndax bu fa delloo du ren. waxuma lool de man bokkuma seen parti du ma lijjanti lu ñuy def ci seen biir. parce que bu ñu déggee nga naan PDS bu ñu jëlaat dañuy jël koo xam ne Ablaye Wade du ko wóolu wala naan. dama ne yow yaa ma ne nee na moom dooley boppam la wóoluwul dooley PDS ma ne la bu dee loolu la xalaat day wax lu ko neex ndax moom ci boppam xam na ne xel ne élection yi weesu yëpp mu gañe ko Ablaye Wade mi ngi ci biir loxoy Ablaye Wade mi ngi ci biir loxoy waa PDS ñu ngi ci biir kon loolu wile réeréwu ko mbir loolu day wax nii rek xam nga nit tamit boo toogee talib mën ngaa wax lu la neex man tey su ma toogoon mën naa ne APR maa fi gën wala maa fi ëpp doole wala maa fi mën kan moo koy dindi kenn du ko dindi ni tey toog fee rek weddi ko ne loolu am waaye loolu moom munu ci dara. léegi fi ma bëgg ñu ñëw fi mooy seen émission Thiowal Politique la nekk ba tey li ma bëgg ñëw si mooy bokk na ci yéen a ko doon topp ni Amadou Diarra def fi dara magasin bi yàq na ko ak yu mel noonu tey moom moo leen topp que ni waa APR ak ñi nekk fii nii yéen a tax ba travaux yi nga xam ne bëggoon na koo def mooy defaraat magasin bi tabax ko mu nekk centre commercial bu mag yéen a xeex projet boobu noonu ba tax waa Pikine Nord maanaam projet bu am importance boobu noonu jotu koo réaliser lan ngay tontu ci loolu. léegi émission bi yëpp da nga ko war a sukkandiku daal ci Amadou Diarra rek ak lu mu defar. parce que yéen waa APR ngeen yéen waa APR ngeen parce que tey bu fekkee ne moom nee na loolu noonu Pikine Nord moo tax mu di ko def te yéen ngeen xeex ba loolu noonu amut est-ce que lan ngeen ci mën a leeral. man daal loolu du ma si leeral dara parce que ay werante la ak ay. ku nekk di nga teg sa morom naan kii lii la kee naan lee la loolu dañ koo weesu waxu marché moom dañ koo weesu mais ñun li ñu teg sunu bët gis ko askan wi gis ko Pikine Nord gis ko mooy marché bi dañ ko war a xoolaat ni muy doxee waruñoo mën a toog ba fii ñu toll nii tey ñuy wax jàngoro coronavirus ñuy jóg a jël ay décision naan dañuy dem ni nettoyer marché bi amul sens marché dafa doon loo xam ne dañ ko war a toppatoo dañ ko war a defar dañ ko war a organiser ci kaw organiser boobu waa marché dafa war a am fu muy yem fu muy jeexee fa nit ñi di jaayee naka lañ koy toppatooyee bu dee marché jën la marché jën ba lan lañ soxla ñu defal leen ko toppatoo leen bu dee fa ñuy waasee bu ñu waasee dinañ soxla këpp seen i jën fa lañ koy këpp naka la ñuy raxasee marché bi loolu mooy yitte bi nga dem marché lëjum ñoo la lëjum ba bu ñu jaayee ba pare seen i lëjum fa la ñuy dencee seen i saako yi ñuy jëndee marché caaro yi fa lañ koy dugal fa lañ koy amagasiné fa la ñuy teg seen i xollit ak seen yooyu mu bañ a tilimal loolay wax ji ak marché ba ñaata personnel ñuy nettoyer marché ba ñoo fa nekk est-ce que ñoom lañ leen war ci seen liggéey ba nañ koy defee na mu waree nañ koy setale nu mu waree loolay wax ji man tey su ma doon maire ci loolu laay lijjanti te loolu du ma xaar période coronavirus ma naan yaa ngi defar marché bi période bi xëy na dafa doon période ñu war a setal ñu war a defaraat mais heure bi dañ cee waroon a jiitu ku nekk maire avant feebar di am mu nee naa xoddeegu bala ngaa lakkale doo bàyyi ba mbir mu dugg ci biir nga doog a naan yaa ngi defar amul sens defar bi dafa jiitu lépp marché dañ koy organiser marché dañuy xam personnel bi war a defar ñan la marché bi xam ñiy délégué marché bi lan mooy seen liggéey lan mooy seen cër ci marché bi loolu mooy li nga xam ne mooy jëm ci cadre organisation marché bi ku nekk fan ngay lal ndax marché doo ñëw rek fu la neex nga teg fa ndax accès bi tamit fan nit ñi di jaar dafa am solo est-ce que loolu yëpp am na est-ce que organiser nañ loolu yëpp donc fi mu ne nii loolu mooy wax ji ci kaw tali bi aussi gis nañ marché bi débordé na ba ci kaw tali bi oto yi fañ daan jaar ñoom ak nit ñi léegi ñooy buuxante tali bi waa léegi moom lan la ci xalaat lan la ci war a def parce que loolu mooy liggéeyam donc loolu yëpp lan moo si xalaat ci loolu dañ koo bàyyi defuñu ko ñuy wax ci ay futilité
ay yaama tere defar marché beeg kii moo ma tere defar lii amul kenn ku mën a tere de tey président de la République bu jógoon tey joxe ndigal ne marché Zeng nañ ko defaraat nañ ko tabaxaat nañ ko réorganiser nañ ko toj nañ ko def lii dañ ko def laa loolu bu boobaa day am par force mënu ci dara moom en tant que maire nag da cee war a jiitu dafa war a anticiper moom mu xam ne ci commune am la nekk commune dafa am nu mu war a taxawee dafa am lu mu war a bindoo kenn ku nekk nga respecter sa droit wu morom droit bi mooy lan mooy marché bi warul fat citoyen yi ñu war a jaar parce que boo xoolee ci ginnaaw marché bi li ko wër yëpp ay kër la ay koñ la donc ñooñu dëkk ci koñ yooyu dëkk ci kër yooyu war nañu bu ñuy génnee seen malade wala sapeur di fa ñëw mu am fu mu jaar mais su fekkee ne marché bi organisé woo ko de telle sorte que yow nit ñi dañ leen mën a am fu ñu jaar pour dem doxi seen soxla bu ñu amee seen malade mën ko transporter sans problème nit ñi bu ñu waree circuler ñu war a circuler ci trottoir bi sans problème ñu war ko occuper parce que aussi voie passager aussi dafa am mais gisoo boo seetloo léegi taabal yi dañuy dem ba ci kaw tali bi dañuy buuxante sax borom oto yi dañuy klaxonné ba keroog ñuy génn foofu borom taxi dootu fa jaar particulier dootu fa jaar parce que problème yi am pour nit ñi di circuler moo tax donc loolu ay problème yoo xam ne yu ponctuel yoo xam ne ni dañ ko war a def defuñu ko ñuy dem ci wax ne yaa def lii yaa def laa di indi xiiroo ngaayoo diggante ay responsable politique amul sens amul benn njëriñ man su ma bu ma demee si bañeeru politique ñu fal ma buñ ma falee war naa fàtte fi ma bokk ca politique bu dee damay liggéey donc pour askan wi te maire ñëpp xam ne ni dafa war a liggéey pour askanam war nga mën a fàtte fi nga bokk nga liggéey ba nga xam ne moo la war nga def ko ba keroog sa mandat di jeex tey nga taxaw ne ah man de askanu Pikine Nord yéen a ma joxoon ndombay tànk yéen a ma faloon lii laa def ak lii su fekkee ne li ma liggéey neex na leen baax na seet jàpp ngeen ne lu baax la su ma ñaanaatee beneen mandat ngeen falaat ma te su boobaa du doon politique du doon parti nit ñi seen bopp askan ñoo naan ñun yow la ñu bëgg nga falu. su fekkee ne nag loolu amul nga ne ah man kat malgré li ngeen ma jox ndombay tànk bi fa ma war a yem fii la lii laa def su boobaa nit ñi aussi ñooy toog juger parce que aussi askan wi dañu laa dénk mais ëppoo leen xel ëppoo leen xalaat gënoo leen intelligent gënoo leen jàng gënoo leen xam-xam te dafa fekk ne bu warul tànn jotee il faut ñu tànn kenn ku dem te ku ci ne am nga xëy na yeneen yitte yoo xam ne yeneen wàll yoo xam ne mën nga koo bay sawaar liggéey ci fekk du doon mairie am na ñoo xam affaire mairie intéressé wu leen te bu gisee mairie coono kese la ndax ressources yi ngay am pour doxal presque ressources yi genn wàll gi sax doo ko am donc nañu bàyyi ay affaire xiiroo ngaayoo ci politique ci ay werante amul benn njëriñ nañu xool li nga xam ne mooy jëmale askan tey moom fu mu toog bu ma fa toogoon man askan lu mu soxla loolu laay xool mais du ma xool kee la mu def loolu intéressé wu ma man na may def ba sama commune dox loolu laay lijjanti te loolu boo ko jaaralewul ci état bi am nga ay partenaire am nga leneen ak leneen am nga yeneen ressources yoo mën a exploiter nga jëm ci loolu ci say ressources internes aussi boo ci mënee liggéey ñëpp xam ne Pikine Nord am na ay ressources moo fi tane communes yu bari yoo xam ne amuñu dara donc communes yooyu ci la mu am ci xaalis nga liggéey ci liggéey bu am solo liggéey bi l'essentiel mooy la nga war a def bu mu yem ci sa cabinet bu mu yem ci say nit bu mu yem ci say militant fa mu war a dugg na fa dugg muy askan wi loolu moo am solo. fan yi dégg nañu fi sa benn naataango boo xam ne mi ngi APR benn bokk yaakaar muy Samba Dara mu génn postulé ne moom prochaine élection yi di ñëw bëgg na nekk candidat bu benn bokk yaakaar naka nga bi nga déggee loolu naka la la def. ah dafa ma dara parce que xam naa responsable la am na droit poser candidature am donc loolu du ma si commentaire li mu amee droit poser noonu la keneen ak keneen amee droit poser candidature am buñ toogee nag ba war a décider kan mooy dem kan mooy jiitu su boobaa ñu xool rek nu ñuy def. mooy comme liñ ko waxee rek mooy Pikine Nord booba léegi gis nañ ne Benno Bokk Yaakaar ci luy baax la amul ruq bu sedd ndax candidat maanaam leader bu nekk yaa ngi bëgg a jiite que ni buñ jëmee si prochaine élection locale yi maa jiite Benno Bokk Yaakaar loolu noonu lan moo tax booba léegi mënu ngeen fexe ba ngeen trouver benn consensus ngeen jiital kenn. waaw APR nag dafa doon parti boo xam ne macha allah yàlla def ne dafa bëri yëngatu. waaw ku ne da ngay jéem a wane sa bopp loolu aussi du man jàpp naa lu baax la parce que c'est dans la somme des contradictions que sort un peu la vérité
donc loolu duñu ko bañ ci parti man duma ko loolu da posé wu ma problème parce que loolu dafay wane vivacité bi nga xam ne ni moo am biir APR peut-être amul ci parti yu bëri peut-être yeneen parti yi da ngay gis benn nit rek mooy tànn mooy def mooy dindi loolu baaxul il faut que ay nit bu ñu àndee ku nekk am droit di wax sa xalaat ku nekk di wane ne yow sa bopp yooyu yaa gën a mën a taxaw pour jiite nekk ci kanam ñeneen ñi topp sa ginnaaw loolu yëpp aussi yàqul dara ci parti bi parce que li ma leer ba leer mooy bis bu ñu waree toog def choix ne diw la ñuy jiital mbooloo mi yëpp ànd ci mooy mi nga xam ne majorité bi moo ko décidé mais nag mu doon en toute démocratie en toute clarté mu doon loo xam ne dañ ko teg ci yoon su boobaa defe naa kenn du contesté man mii sax man sam bopp du ma ci contesté parce que damay xam ne responsable yi ñoo toog ñoo décidé kenn menacé wu leen kenn intimidé wu leen kenn forcé wu leen kenn tiitalu leen ñoom ñoo jël seen décision bopp ci seen claire conscience ne kii war na mën a nekk koo xam ne nii xëy na la ñuy wut ci moom boole na ko yëpp pour mën a taxawal suñu commune mais nag lenn dafa am du politique rek mooy décidé peut-être toujours politiciens dañuy jiital ne ñoom rek ñoo war a def ñoo war a dindi askan wi topp seen ginnaaw loolu dafa xeewi loolu amatul li ñu war a xool mooy ki ngay teg responsable politique bu ne ak tey bu ñu waree toog wala décider kan moo war a dem nekk candidat wu APR pour mën a dem ci élection parce que Benno Bokk Yaakaar la aussi encore une fois du APR ese waa Benno sax am nañ seen wàllu ñoom sax bu leen neexee postulé leen tey war nañ mën a jiite Pikine Nord su boobaa ñun ñëpp Benno Bokk Yaakaar buñ dajee ànd ne diw la mais diw boobu est-ce que moom askan wa nga xam ne ni ñoo war a fal jàpp nañ ne kooku war na leen mën a jiite parce que loolu tam lu am importance la jara bàyyi xel la parce que ñun dañuy toog rek di xalaat suñu bopp ne ñun rek ñoo war a taxaw ñoo war a wax diw la mais est-ce que askan wi wax nañ ne diw la loolu aussi dañu fa ñu xalaat ko parce que nit ki aussi man jàpp naa ne looloo tax parti yu bëri di ñàkk ay élection parce que dañuy jiital seen intérêt bopp jiitaluñu intérêt askan wi man jàpp naa ne man ku ñu tànn koo xam ne nii askan wi retrouvé wu na ci moom man bu dul man dinaa ànd ak kooku mu leer ma ne kii bu ñu demee danaan am dara mais bu fekkee ne koo xam ne nag saa waay liggéeyoo fi li tax wala defu fi li tax askan wi naan diw war nañoo mën a votel ko ànd ak moom su boobaa day indi beneen problème. bokk na ci li tax élection locale yi passé nga ñàkk parce que Mapenda Faye seen allié la woon ñu dem jiitaluñ ko mu dem ànd ak Cheikh Yérim ak ñeneen tax Amadou Diarra ñëw génn am voix yoo xam ne tey bu opposition boole woon seen ay voix donc moom dañ koy gagné alors que tey li mu am moo gën a néew mais seen ñàkk ànd moo tax moom mu nekk maire. yaa xam nga da ngay lim ay nit man bu ma sañoon bu ñuy débat dañu débat ci ay nit parce que man dawaaw personnalisé man du ma ci wax. kooku nga tudd noonu ni mu nekkee candidat noonu la keneen ak keneen nekkee candidat parce que du woon moom donc loolu ci politiciens yëpp la mën naa ne politiciens yëpp ñu ci ëpp daal noonu la ñuy fonctionner. li tax ma wax loolu maanaam tey frustration mën na amaat bu ngeen demee ba toogaat parce que ñi postulé wu ñëpp dañoo bëgg nekk candidat bu nee ba ci biir ngeen tànn ñoo xam ne arrangé wu leen est-ce que ñooñu bu ñu génnee dem ànd ak ñeneen du tax ngeen perte. wax élection locale la te élection locale dañuy xool localité ba ka fa gën a taxaw. ka fa gën a crédible ka nga xam ne nii bu ñu ko tegee nit ñi war nañ am nañ ci moom yaakaar noonu la war a demee du présidentiel xam présidentiel président de la République la nit ñi dañuy ànd ak moom wala ñu bañ a ànd ak moom mais local dafa am différence parce que local la donc local nañu xool ka nekk ca localité ba ka fa gën a taxaw ka fa gën a liggéey peut-être ka fa gën a am xam-xam ka nga xam ne daal nit ñi ñëpp am nañ consensus si ne kii buñ ko jiitalee mën nañoo am dara ñu xool ñooñu kañ lañuy tànn si ñooñu pour mu dem jiite loolu laa wax waxuma ne diw la waxuma ne Masamba la waxuma ma Demba la ak ku mënti doon parce que fii nag commune bi ku ne xam nga yaay kan ku ne xam nga ku la mën liñ koy waxee ñun ñëpp a xamante suñu biir yaa ngi dégg loolu nag mooy wax ji kañuy jiite daal pour man sama intérêt mooy kañuy jiite man bu nekkul man kañuy jiite kan la kañuy jiite kooku est-ce que la wat ci moom yëpp askan wi gis ne kii kat yéen waa APR parce que askan wi tamit il faut ñu bàyyi xel ci li ñuy wax man tey dinaa toog ay nit na ma yéen waa APR diw ak diw ak diw bu ngeen leen jiitalee du ngeen fi am dara wax nañ ma ko man te loolu dama ci bàyyi xel. ba ci man mii sax ma bokk ci xëy na am na ñu naan ne man Maguette Dia moom bu jiitee du ñu am tus loolu du ñàkk
du ñàkk mais ñun ñëpp dañu def consensus ci ne bu dee comme léegi mode d'élection bi mooy ki nga xam ne moo nekk ci kanam mooy doon maire déjà xam nañ ko xam nga bu doon kii day gën a yomb dañuy dem rek dañ naan nañ puus mu dem rek buñ demee ba ca cappaandaw la ñu tànn ko ñu neex mais comme loolu amatul askan wi mooy décider te bu ñu xasee ba décider nag amul retour en arrière déedéet amul nekk fi naan damay wax ak waa conseil bi damay jënd bii damay jënd kee damay négocier ak parti amul de donc liste ba nañ koy defaree nañ ko xam bu baax mu doon liste boo xam ne bokk na ci liste yi gën a baax parce que bu ñu defalee liste bu baax def liste boo xam ne dañ koy teg ci ay yaamaneex ci ay intérêt du ngeen dem fenn da ngeen di sonn te man nag wax dëgg yàlla damaa tollatul foo xam ne nii damay toog naan naa puus mu dem rek déedéet ndax parti bi yàgg naa ci tollootuma fu may toppee ay nit naan leen lu ngeen def baax na xalaatuma ko damay bokk kay ci ñi tànn ñu tànnil wa baax ñu tànn kii gën ci ñun ñu ànd ak moom buñ ko mënulee def parti bi daa am njiit googu jox ko plein pouvoir ne ko décider ñu loo ñu décider ñu xam ne loolu la man loolooy sama xalaat ci mbir mi comme ni nga ko waxee APR bari na ay candidat Pikine Nord mais bés bu ñu waree toog bés bu jotee ñu war a tànn dinañ tànn te ki ñu tànn kooku mooy dem amul keneen lu si keneen mën a teg loolooy am maintenant nag est-ce que kooku gënal nañu wala gënaluñu su boobaa responsable bu ne libre nga ci li ma jàpp libre nga ci tànn kala doy nga ànd ak moom parce que aussi ñun suñu commune moo ñu ñor suñu gox moo ñu ñor kañu jàpp ne war naa mën a liggéey gox ba su boobaa danañ ko jiital na ko yow yaa ñu gënal pour ñu mën a liggéey gox ba su amulee ñu teg ko ci ay intérêt politique politicienne rek su boobaa nag kenn ku ci na di nga xam fan nga mën a fan moo la arrangé pour nga dugg fa moo la gënal nga dem dugg fa nag parce que nag kenn moomul kenn te ñun ñëpp xamante nañ nag suñu biir waaw loolu daal laa amoon ci lu may wax ci mbir moom mais nag bu ma sañoon nag ñun ñu am consensus suñu biir te bu ñu def rek affaire de APR kese dañu xam ne dañoo nekk ci coalition bi Benno Bokk Yaakaar la donc ñun bu ñu jiital suñu bopp bàyyi ñeneen ñi si ginnaaw te ñooñ tamit ñàkk ñu fayda de bés bu ñu toogee naan APR décidé nañ lu leen neex bàyyi leen su boobaa ñoom tam dinañ jël seen i disposition te moom loolu leer na ma parce que localité la bokkul te encore une fois dañuy xool ki ñuy jàkkaarlool kan la parce que du Amadou Diarra rek moo fi nekk am na ñeneen ak ñeneen te ñooñu aussi dañuy jàkkaarloog ñoom parce que ñoom it ay adversaire lañ mais comme kii nga xam ne moo nekk maire te moom jaar na fi jaaraat fi muy ñaari yoon donc war nañoo xam ne moom mooy doon suñu premier adversaire te nag kii mën a dékku nag Amadou Diarra ku ko xam moom ci li mu ci politique am loolu kenn du ko bañal xarañte politique moom yàlla may na ko bu ko kenn bañal loolu c'est pas parce que bokkuñu parti que da nga koy xarab loo di ko xes di ko wax lu la neex naa la tekkiwul fi dara ak du dara loolu ku ko waxoo dëgg dangaa wax lu la neex tekki na fi dara ndax bu fi tekkiwul woon dara du gañ a élection ñaari yoon ba ñetti yoon dañuy waxante dëgg aussi parce que man bëgg naa suñuy kàddu ñu di si boole dëgg waaw mais nag moom mooy doon suñu premier adversaire te bu doonee suñu premier adversaire il faut ñu tànn koo xam ne nii bés bu jàkkaarloo yow dina tiit te dina xam ne jàkkaarloo naa ak ponkal mais pas di jàkkaarloo nit mu nekk fee di zibile naan ay waay ki ñu ma jox te moom APR rek la gisul beneen parti Benno Bokk Yaakaar donc la gis parce que nag lu ñu wax élection yi passé ñun ñoo ko gagné largement nag dans tous les bureaux de vote donc ñun duñu candidat duñu coalition bu ndaw. présidentielle. moom xam na ko bu baax. présidentielle même bu dee présidentielle local tamit noonooy demaat. force ba ñu amoon buñ ko conservé waatee ba ànd ak te moom boobaa bu tànn nag ponkal boo xam ne ni mooy loolu bu boobaa moom xam na ni fi mu toog dina xoolaat boppam bu baax. te dootul waxati waxu ndax saxan nag li nga xam lu muy wax bu baax xam fu mu koy teg ndax ki muy jàkkaarloo du doon ku ndaw mais nag mu ñu tànnee koo xam ne ni mooy loolu boobaa la mu defoon rek mu defaat ko. jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm seen émission Thiowal Politique ñu dalaloon ki nga xam te ni moom moo di Maguette Dia bu responsable APR bu Pikine Nord nekk fële ci ministre de la santé moom lañ dalaloon dégg ngeen li ñu waxtaan ak moom jëm ci coronavirus bi waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom moo di tolluwaayu réew mi waaye waxtaan ak moom ci li nga xam si ne ni moom moo di Pikine Nord gi nga xam ne si ni foofu la dëkk waaye am na point boo xam ne si xaw naa ko fàtte mooy profito bi nga xam ne si ni profito ngeen ko yéen waa pouvoir bi si jaarale loi boo xam si ni xam ngeen ne comme dëkk bi yëpp benn combat lañ muy coronavirus bi ngeen profito jàllale seen loi boobu ensemble. waaw xam nga nag dañoo toll comme ni ma ko doon waxee rek bu njëkk ba ci situation boo xam ne situation bu compliqué la bu doy waar te situation boobu dafa am lu mu laaj contexte bu bees maanaam la indi te ci kaw contexte bu bees noonu président wax dëgg yàlla
bu ñu ko bañal plein pouvoir pour mu mën a doxal li mu war a doxal parce que boobu ba tey ca début ba tey bi événement bi amee ba tey la mu ca def yëpp askan wi dañ cee ànd ak moom fi mu ne koo laaj danaan président li mu def lu baax la lu rafet la ànd nañ ci mesures yi mu jël te kon dem nañ ba yegg fii wax dëgg yàlla dañu war a sant yàlla ci loolu nga taxawaay boobu nga xam ne président de la République am na ko gunge ko aussi continuer di ko gunge bu ñu jógee ci situation buñ ci jógee nag lu waay neex def lu waay neex wax te gis nañ ko loi boobu mënu woon ñàkk parce que loi d'habilitation boobu ñu voté assemblée nationale dafay permettre président lépp lu jëm ci wàllum xeex coronavirus bi muy wàllum achat équipement comme ni ñu ko waxee woon parce que xam nañ ne hôpitaux yi ak personnel de santé bi dañu soxla ay équipement parce que corona bi dafa laaj booy dem di faj nit ki il faut nga am équipement boo sol mu ñu koy waxee ñu ngi koy tuddee EPI donc EPI yooyu ak yeneen jumtuwaay machines yi nga xam ne machine respirateur la puis maanaam ñi nga xam ne cas de complication yi la ci Covid 19 bi ñu mën a jox leen ay masques yoo xam ne ci la ñuy respirer donc loolu yëpp mu doon ay jumtuwaay yoo xam ne xëy na sax ñun suñu dëkk amoon na ko mais liñ ci amoon dafa doyul. te masque yooyu doon masque yu cher te surtout nag moment bi ñu toll nga xam ne àdduna yëpp a ko soxla donc dafay doon situation bu gën a difficile la lépp aussi lu jëm ci wàllum transport bi lépp lu jëm ci wàllum intérieur mooy force de défense et de sécurité donc mu doon ay un ensemble de besoins yoo xam ne ni teg nañ ko te loolu yëpp pour président am ko parce que déjà ñu ngi en cours voté woon nañ budget yi ba pare ministère bu ne am sa budget propre mais léegi dañuy obligé redéfiniraat affaire yi taxawaatal leneen bu boobaa président moom la mu soxla ci wàllum jumtuwaay la mu soxla ci wàllum moyen que ce soit moyen financier moyen technique moyen matériel moom mu mën a am décision plein pouvoir pour décider ko te du nekk fii di voter ay loi assemblée ak dugg génn donc loolu dafay yéexal processus donc ñu ne léegi nag président dañ koy may plein pouvoir parce que loolu dafa laaj ay mu agir de manière effective de manière rapide mu bañ a nekk fii di xaar ay procédure donc mais dafay mel ne rek dañ ko wàññi procédure pour mën a jël ay décision yoo xam ne décision yoo xam ne kenn du ko contesté décision yoo xam ne day jàll du doon débat du doon dara donc mu mën a def li war a def parce que tey situation bi ñu toll nii réew mi waratuñu toog di xaar leen képp ku fi toog di xaar yëfi daaneel la dal sa kaw te ñun ñëpp xam nañ ne sunu jumtuwaay yi ñu yor ci wàllum santé demeewul na mu war a demee donc matuwaay yëpp yembul pour ñu mën a jël en charge ay malade contenir leen téye leen faj leen ba ñu wér ci dans de bonnes conditions parce que malade aussi nga yor ko di ko tëral ci suuf xam nga loolu yenuwul maanaa donc war nañu mën a xool daal nu ñu war a jàppale système de santé ba nga xam ne ni dina mën a canaliser problème même bu waree am ay dégâts tamit mu doon ay dégâts wu mineur donc vraiment ñu ngi rafetlu décision bi nga xam ne assemblée jël na ko te aussi fi ñu toll nii waratuñ nekk fii di dajale ay députés pour ñu voter donc dañ ko def dans un court moment ba pare avec un effectif bu ndaw boo xam ne peut-être matuñu 30 personnes ñooñu jël ay décision te buñ jëlee ay décision defe naa ne képp kuy député war nga mën a gis sa bopp ci décision boobu ñu jël donc doonu loo xam ne am contestation amul benn contestation parce que situation bi moo ko laaj te amul dara lu ci politique aussi parce que xam ne dañu jiital intérêt askan wi intérêt Sénégal moo tax donc ñëpp ànd ci d'accord ci pour jox ko les pleins pouvoirs pour mu exercer te loolu aussi doonul ci diir bu mag presque ci mu ngi koy def en cours de son mandat am jeexul mu ngi door a commencer mandat am donc defe naa loolu légitime la lu légal la loo xam ne ni amul nit lu mu ci war a gis ay sikki sàkk wala di si def ay affaire de politique parce que situation bi laaju loolu. jërëjëf SBT Média ñu ngi lay jaajëfal di la gërëm ci sa disponibilité saa yu la soxlaa nga ibbil ñu say buntu amul muy guddi muy bëccëg ñu ngi lay sant di la gërëm seen émission coowal politique la woon ñu daaloon la naka nga gisee SBT. waaw SBT moom seen liggéey rafet na macha allah yéen a ngi di bay seen waat ci wàllum askan wi département de Pikine yëpp. sites yi bëri nañ mais vraiment yéen bokk ngeen sites yi nga xam ne ni sites yi sénégalais yëpp di déglu la aussi ngeen di wax ay waxtaan yu am solo daal du ngeen waxtaan ci ay détails mais vraiment ay waxtaan yu am solo di gindi askan wi aussi ci li nga xam ne ni moo jëm ci wàllum information moo jëm ci wàllum li nga xam ne ni mooy situation nationale bi ak actualité bi donc site bu am maanaa la donc may aussi profiter ci occasion bi di wax nit ñi aussi internautes yi ak ñëpp
ñi nga xam ne ñu ngi utiliser média yi ñoo abonné wu ci site bi di ko suivre parce que vraiment site bu am solo te yéen aussi da ngeen a disponible macha allah da ngeen di dem ci xew-xew bépp bu am fii ci département bi dama leen cee gis te même national sax ngeen di def ay reportage yu am solo donc ñu ñaan yàlla seen site bi yàlla na nekk site bi gën a rëy ci àdduna aussi fa ngeen bëgg a yéeg xam ngeen ko la ngeen bëgg a def fa ngeen bëgg a jëm xam ngeen ko ñu ngi leen di ñaanal yàlla rek yàlla yeggale foofu ngeen jëm may remercier askanu Sénégal yëpp askanu Pikine autorité yëpp ñu nekk ci fii nekk département de Pikine ak ñu nekk au niveau national yëpp di ñaan yàlla sunu borom li nga xam ne ni mooy Covid-19 bi ñuy dund tey fii ñu toll nii mu waral lépp taxaw lépp na teg amul dara lu ñuy lijjanti ci télé yi boo ko gisee su ma ñor ci waxu loolu la ñuy wax ak sunu autorité yi nga xam ne ñoo ñu fi nekkal sunu sëriñ ñi ñëpp ñaanal leen yàlla yokk seen taxawaay yokk taxawaay ki nga xam ne nii tey moo presque moom la ñëpp àdduna yëpp di seetaan tey le ministre de la santé monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ak équipe am yëpp ñu ñaanal leen plein succès ñaanal personnel de santé bi yàlla aussi yokk seen taxawaay ci liggéey bi ñu am ñaanal force de défense et de sécurité yi ñaanal transporteurs yi aussi ñoom sonn nañ ci affaire yi vraiment lañ doon gagné presque léegi xaaj bi sax amatuñ ko mais aussi ñu leen di ñaanal yàlla génnee ñu ci lii mbas mi nga xam ne ñu ngi koy dugg yàlla ñaan rek moo ñu ci mën a génne presque parce que loo xam ne ni daaneel na dëkk yu mag ci àdduna vraiment Sénégal doon dëkk bu ndaw ñaan rek ñaan moo ñu mën a génne parce que ñun yàlla def nañu am ay kàngam ci wàllu diine ñu fi nekk muy murit muy tijaan muy laayeen muy waa Thiénaba muy waa Niassène muy waa Médina Gounass ñëpp bàyyi benn famille religieuse ñu ñaan vraiment sunu borom yàlla génne ñu ci bu baax a baax ñaanal askanu Sénégal ñëpp ñaanal ñëpp yàlla defal ñu jàmm yàlla dimbali ñu ba mbas mi jóge fi ci jàmm ak salaam ku ne delluwaat ca la nga doon soobee yàlla. jërëjëf kontaan nañ ba beneen yoon incha allah ak beneen responsable politique ñu ngi wax seen émission Thiowal politique mi ngi noonu ak SBT ba beneen yoon jërë ngeen jëf.